Jean, salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Waaw, maa ngi profiter si samedi bi pour reprendre suñu discussion bi si question ressources Sénégal yu ñu am. Mais xam nga Sénégal mooy lu mu la doon wax rek am nañu alal bu bëri bu nekk si suñu suuf waaye alal boobu ñun dañu tàmm di waxtaanee rek am nañu alal am nañu zircon am nañu or am nañu minerai de fer am nañu phosphate am nañu lithium mais duñu ko boole mukk mooy am boobu naka lañ si munee am liggéey naka la ñuy mun industrialiser Sénégal naka la ñuy def pour que yàlla lu mu ñu may ñu mun nekk riche au Sénégal parce que pays bu war a riche la ñu war a doon c'est pourtant ñun ñi ngi si ndóol ñu ngi si situation bu difficile loolu moo tax man dama bëggoon ñu waxtaan si aspect boobu mooy tey par exemple boo jëlee weñ mooy fer bu ñu am si Falémé bi d'accord boo jëlee weñ boobu pour que ñu mun ko liggéey dañu soxla énergie c'est moom laa la doon wax bele yoon mooy énergie su ko dëkk amul du mun industrialiser mukk énergie moo jëkk si lépp c'est yàlla may nañu énergie yàlla may nañu alalu suuf am nañu alal bu bari si suuf bi mais may nañu énergie bu ñu am mooy naaj bi premier énergie bu àdduna am mooy naaj bi nga xam ne du jeex c'est dafa gratuit loolu premièrement deuxièmement yàlla may nañu gaz def nañu découverte en 2014 gaz c'est pour ça ñuy wax ay affaire u PSE et cetera yooyu yëpp jeex na dañu war a xoolaat situation bi autrement si beneen fànn parce que gaz bi ak naaj bi dañu changer situation Sénégal tey donc soo jëlee weñ bi suñ ko toggee pour togg ko dañu soxla énergie pour togg ko c'est tey am nañu énergie bi mi ngi fii mooy gaz bi dañu war a créer ay fourneaux ay centrales de fourneaux si à côté fu ñuy amee gaz bi ñu créer fa ay centrales de fourneaux def suñu ay rail chemin de fer dem jëli si Falémé bi montagne de la Falémé suñu weñ bu ñu fa am ñu togg ko bu ñu ko toggee defar ko am suñu véritable acier parce que acier mi ngi jóge si weñ boobu ñuy togg bu boobaa dinañu am beaucoup d'argent c'est en même temps sénégalais yi dinañu liggéey si minerai si au fourneau yooyu ñuy mettre en place donc c'est pour ça ma ne la léegi suñu amu suuf dañ ko war a teg dañ ko war a mangale ak naka la ñuy amee liggéey pour sénégalais boo xoolee par exemple tey rien que weñ bi bu ñu am si Falémé bi 750 millions de tonnes 750 millions de tonnes suñ ko toggee defar ko dinañ si am 2000 milliards de dollars 2000 milliards de dollars Jean xam nga luy 1 milliard de dollars Jean 1 milliard de dollars mooy 600 milliards de francs CFA mais maanaam xaalis baa ngi foofu lu tax duñu ko liggéey c'est suñu ko liggéeyee dinañu am ay chemin de fer dinañu defar suñu raay suñu bopp bâtiment yi bu ñuy soxlee fer pour defar ko si béton bi si ñun lay jóge duñ ko soxla di ko jëlee Chine ñu liggéey ak waa Guinée-Bissau ñoom am nañu bauxite comme ñoom am nañu bauxite amuñu énergie amuñu gaz ñun am nañu gaz am nañu naaj ñu toggal leen seen bauxite bi mu joxe aluminium dinañ si am ñoom ñu am si la même chose avec Sierra Leone ñu liggéey ak dëkk yu nekk suñu wet yi bu boobaa ressources yi dafay am maanaam ressources yaa ngi fii mais ñu ngi koy dañ si war a njëriñ donc loolu moo tax ma lay wax tey suñu richesse yi dañ ko war a waxtaanee si loolu si wàllu mbéy bi gis nga dinañu bu ñu amee énergie bii ñu am normalement dañu mun mbéy temps saison des pluies ak temps saison sèche d'accord donc tey dara mënul ñu empêcher ñu am suñu ay produits muy noor muy nawet dañuy mun produire ci agriculture bi c'est lu ñu produire ak énergie bu ñu am mun nañ ko transformer xoolal Israël boo demee jël dëkk ni Louga moo ëpp taw que lu muy taw Israël c'est Israël dañuy def lu nekk ci àdduna di ko jaay muy tomate muy fruit lu nekk dinañ ko def di ko jaay di ko transformer c'est ñun ñoo leen ëpp ndox ñoom lan la ñu am énergie c'est énergie ñoo leen ko ëpp aussi donc ça veut dire ak énergie bi suñu agriculture dafa mun dox dafa war a dox gis nga tey nit ñi dañu bëgg a jug dem liggéey dañ ko soxla
usines yi ñuy créer ak suñu énergie bi capacité nit yi di am liggéey di dem di liggéey di dem di ñëw di wàcc di fay seen impôt nit yi bu ñu liggéeyee dañuy fay impôt état bi dafay jël impôt si impôt boobu la ñuy defaree suñu autoroute yi suñu route yi suñu santé bi suñu hôpitaux yi ak yëpp soxlawuñu leb xaalis FMI daf ñuy jox xaalis mais xaalis boobu du ñu jox pour que ñu am énergie benn dëkk du la lebal pour nga am énergie yaa koy utal sa bopp c'est pour ça ma ne la tey liggéey bi ñu nekk suñu énergie bi suñ ko liggéeyee waxuma la gis nga nit ñi nu ñuy jaayee mouchoir yi si trottoir yi gis nga mouchoir ñuy jaay xam nga mouchoir yooyu ñu ngi koy fabriquer Chine xam nga Chine day ñëw jël suñu bant suñu bois yóbbu ko Chine defar ay mouchoir jox ñu ko ñu ñuy nekk fii di ko jaayantu si mbedd yi mais loolu ñun mun nañu defar mouchoir yi suñu bopp parce que am nañu énergie bi am nañu bois bi soxlawul ñuy bàyyi chinois yi di ko defaral suñu place ñu nekk seen commerçant dëkk bu nga xam ne Sénégal mooy dëkk bu nga xam ne soo nekkul fonctionnaire da ngay jaayantu commerçant loolu mënul dox si dëkk il faut nga am ay fonctionnaire am ay commerçant mais am ay usine il faut que sa industrie dox nga am ay usine nit ñi nga xam ne dañuy jug dem di liggéey si usines yi ñëwaat loolu su amul dëkk bi du mun dox c'est pour ça ma ne la gens situation bi ñu nekk am énergie am suuf bu am alal c'est ba léegi ñu nekk si ndóol situation bu nga xam ne kenn xamul situation sénégalais yi nu ñu sonnee loolu dafa jaaduwul tey lu wóor laa la wax suñu utiliser suñu énergie bi utiliser suñu ressources yi ñu am 3 millions d'emplois dinañ ko am en l'espace de 2 ans c'est lu ma la wax lu wóor la kenn du ko weddi 3 millions d'emplois dinañ ko am sénégalais yi am nañu ressources am nañu énergie tey dara warul ñuy xaar sénégalais yi ñu war a jug seen bopp lii dafa jaaduwul boo xoolee mbay mi xoolal tey rek lan la ñu am ay forage rek la ñu am muy dox ak diesel c'est diesel yi dañuy panne forage dañuy panne à chaque fois c'est duñu mun avance tey am nañu naaj am nañu gaz tey normalement nu ñuy waree bay sax dafa war a changer système bi dafa war a changer ndax énergie bu ngay xam ne moo ñuy permettre ñu mécaniser au maximum suñu agriculture dañu ko am man daal boo xoolee ma ne la suñu amul énergie dañu dem fenn mais xoolal Sénélec c'est la catastrophe Sénélec mi ngi jaay ñu ngi am actuellement 1090 kilowattheure 1090 kilowattheure 90 kilowattheure rek la ñuy jëlee si naaj bi 90 kilowattheure c'est 90 yooyu mu ngi koy jënd si ay société privée di ñu ko jaay ñëw toog Sénégal def seen panneau solaire di ñu ko jaay ñooñu ñu ngi ñu koy jaay 60 francs CFA le kilowattheure c'est Sénélec mu ñu ngi jaay ñun kilowattheure bi utilisateurs yi industrie yi mu ñu koy ñaay 110 ou 120 francs le kilowattheure c'est en plus 120 francs bu mu ñu koy jaayee état bi daf koy jox ay subventions de entre 100 et 120 milliards pour que mu jaay ñu ko à ce prix-là sinon daf ñu koy jaay plus cher donc Sénélec c'est la catastrophe war nañu génn ci schéma Sénélec baaxul sur 1090 kilowattheures 1000 kilowattheures ñu ngi dox ak ay centrales u diesel dëkk bu nga xam ne am na naaj am na 3600 heures d'ensoleillement énergie bu gën bu nga xam ne ñëpp ko bëgg am c'est amuñu ko suñu yàlla may nañu ko c'est énergie boobu boo ko utiliser ce prix kilowattheure du dépasser 20 francs CFA ñaar dërëm du ko dépasser c'est boo amee énergie bu cherul dafay doxal dëkk parce que dina industrialiser wu suñu matière première yi dinañ ko mun transformer nit yi dinañu am ay congélateur di jënd lu bëri boo demee marché doo jënd benn tëll jën da ngay jënd jën bu mag nga garder ko si biir donc du cher di nga ko garder si sa biir réfrigérateur wala di nga ko garder si sa congélateur te nit yi dinañu lekk bu baax bu sain ku lay jaay jën du soxla jënd baaru glace 30 000 wala 35 000 CFA di yokk prix bi moom dina am ay frigo parce que électricité du cher ku doon fay 110 wala 120 francs le kilowattheure ngay fay 20 francs ñaar dërëm leneen lu si des nga dimbali ko sa famille yi
éducation santé sortie amusement tukki d'accord sénégalais yi dañu soxla am liggéey c'est industrialisation moo ñuy jox liggéey gis nga tey bu ñu liggéeyoon suñu wëñ bi rek laa wax de suñ ko liggéeyoon rek tey emploi yu bëri yuy am ak yu muy indi yeneen yu ndaw yi tey mun nañu créer au minimum 3 millions d'emplois pour les Sénégalais c'est lu ma la doon wax mooy aujourd'hui 6 millions de Sénégalais ñu ngi wut liggéey 500 000 400 000 wala 500 000 rek ñoo fi am liggéey si ay salaire u ñàkk fayda c'est pour ça ma ne la gens tey yàlla lum ñu may ñun dañ ko xamagul quoi c'est pour ça que problème bi c'est les Sénégalais c'est pour ça que Sénégalais yi ñoo war a jóg lii dafa normalul Sénégalais dafa war a demander ñu rendre ko ay compte nit yu ñu ilif teg la nga ñuy diriger dañ la teg pour que nga ñuy rendre ay compte est-ce que lu ñu la waxoon nga def ko est-ce que def nga ko wala nga wax ñu lan nga def parce que ñii mënuñu dara c'est loolu moo tax ma ne la Sénégalais yi dañuy nelaw war nañu yeewu am nañu richesse suñu suuf bi am na beaucoup de richesse am nañu naaj am nañu gaz tey dara waruñu arrêter Sénégalais industrialisé que Sénégalais yi am alal c'est pourtant ak loolu yëpp ma lay wax Sénégalais yi on reste pauvre loolu moo tax ma ne la Sénégalais yi war nañu réfléchir pour génn ci ndóol bi voilà Jean loolu laa la bëggoon wax tey ci affaire wu ressources yi bon ngeen baal ma nag dama xaw a gudd mais xam nga moom affaire ressources soo ko wax rek doo arrêté ci quoi allez ciao ciao